asalaamaaleykum mbokku internet Weli TV man la seen sister Eva ñëwaloon leen ci seen deuxième numéro émission ëtt ndaw ñi nag su ngeen ko déggee li mu tënk bëri na tey nag ñu indiloon leen ñaari rubrique entrepreneuriat ak rubrique ree ba tas rubrique entrepreneuriat nag su ngeen ko déggee mooy ndaw ñi nga xamante ne dañuy demal seen bopp te xaaruñu kenn ci lenn rubrique ree ba tas nag mooy rubrique bi nga xamante ne dañuy wàññi stress bi ree ba tas tasaare ñu dem ci rubrique entrepreneuriat ak El Hadj mi ñu demaloon fële ca Saare Gilal ci benn jeune entrepreneur ñu dem seeti élément boobu te ñëwaat. asalaamaaleykum mbokki internet bu Weli TV tey ñu ngi nii si suñu deuxième numéro émission ëtt ndaw ñi rubrique entrepreneuriat ñëw fii tey ci quartier Saare Gilal wetu pharmacie bi ñëw seet si fii nii Samba di borom poulet VIP plaque baa ngi nii ci kaw donc léegi sans plus tarder ñu dugg si biir léegi xool comment Samba mën a découvrir lan la moo fi nekk te am naa yeneen surprise ci biir. voilà mbokk yi comme ni ma la ko waxee léegi ci buntu bi gis ngeen Samba ngi nii ki may Samba borom poulet VIP ku xool fii nag xam ne fii VIP dëgg la ak suñu toogaay bu rafet bi Samba instant mbokk internet yëpp yoo lañ bëgg a gis yoo lañ bëgg a xam Samba mën nga ñu wax tuuti yow la kan nga présenté wu. Samba Niang laa tudd ñu naan ma rapido ñi ma xam donc jeune entrepreneur agricole. Samba donc balaa ñuy gën a xuus ci biir bëgg nañu xam. poulet VIP fu mu jógee. poulet VIP yi daanaka peut-être yàggul mais entreprise bi moo gën a yàgg par rapport ak poulet VIP ndax histoire la aussi lancé nañu ci entrepreneuriat yor sunu GIE bu ñu naan bëgg wut am en fait noonu la GIE bi tudd bëgg wut am dund du jeex. idéologie la boo xamee ne si li ñu jël. te jàpp ko mooy dans la vie ni rien n'est impossible amul lenn loo xamee ne si nit war na la ko jombale boppam. mais yow foo yem si jàng bi. njàng maa ngi am sama bac en 2006 lycée Mame Cheikh Mbaye de Tamba avec la mention nekk premier du centre jógee fii dem université Gaston Berger de Saint-Louis def naa fa géographie ba am sama maîtrise en géographie jógee fa def gestion des ressources humaines. J'ai mon master en gestion des ressources humaines jógee fa defaat beneen master en sciences sociales des religions ginnaaw loolu yëpp nag 2014 ci la ñu lancé wu ci entrepreneuriat def ay formation ak Synapsis Center centre d'initiation horticole lancé wu nag ci entrepreneuriat ba 2017 ci la ñu indi le concept bëgg wut am. lu tax nga bàyyi loolu yëpp ñëw lancé wu ci wàllum entrepreneuriat. jàng bu mu mënti doon ubbitu mu xel lay indi ci nit ki. ubbitu moom xel ba li jëm ci sa wàllu tekki wala wàllu liggéey da nga ko mën a gérer jàng loolu rek lay jariñ ndax nit ñi ñu ngi ci entrepreneuriat ñoo xamee ne si sax mosuñu dugg ci ban école te li ñu mën a gérer xel mi mu yore ka jàng nasaraan sax amu ko. donc nag ci conception boobu nag ndax dañoo ci wàllu idéologie ak système bi nit ñu tëral ci Sénégal système éducatif bi maanaam dañoo gëmloo nit ñi ne boo jàngee école et cetera foog nga dem jàll ci concours yi wala. dem toog ci bureau alors que jàng signifié wut loolu nag lañ comprendre depuis des années lañ ko comprendre moo tax biñ ñëwee ci lañ indi jël lépp luy désespoir wala leneen ndax jaar nañ ci lu bari ci ay dépôt te ñu xam Sénégal ni mu demee waaye biñ demee ba xam ne concept boobu noonu mooy li adéquat Sénégal toll mooy bëgg wut am dund du jeex man loolu laa gëm ne dund moom du jeex dund nag du jeex maanaam ci wàllu boo ko mënti jël. nit ki warta toog ci benn boo xamee ni si da nga naan fii moom jeexal naa. Samba kañ nga créé sa entreprise bi ak est-ce que yow say papier yëpp mot na. mais entreprise bi ñu ngi ko créé en 2017 lañ ko créé bëgg wut am ci lañ ci am sunu registre de commerce am nañ sunu NINEA am nañ ko depuis 2017 mais activités yi ñu ngi ko démarré en 2019 sur l'appui de la GIZ. ñoom ñu njëkk a formé ci wàllu production de poulet amélioré. yow di ñu wax tuuti ci toppatoo bi ak naka ngay dundalee ginaar yi. waaw ginaar yi fii ñu nekk sax daanaka mooy deuxième phase bi
ndax man damay def poulet VIP yi moom mooy poulet locaux yi en même temps damay def poulet de chair fii ñu nekk poulet de chair yi fi lañ nekk. mais entrepreneuriat li may wax rek bu ma bëggee wax mode de fonctionnement bi damay wax ci ambition bi maanaam nekk na amour d'abord ci loo mënti gis foog nga am ambition bi am amour bi pour def ko loolu mooy première des choses en fait daf ñu gënal lu ne sunu temps sunu xel sunu préoccupation lépp ci lañ ko ci jox moo tax poulet yi fi ñuy nekk loolu tamit appellation bi dafay ñëwaat maanaam poulet VIP ñoom fi ñuy nekk maanaam fi nit di ne man ni may toppatoowee sama kër toppatoo ko sama néeg toppatoo ko lépp loo xamee ni si sama environnement la man samay poulet environnement boobu laa leen di jox amaana du ma nelaw ci lépp nag li fi nekk muy poulet yi muy oie yi muy xar yi muy kaay yi muy naat yi lépp attention bi ma ciy def man sax ëppali moo ko sama bopp amaana damay dem ba damay fàtte sama bopp. est-ce que am nga ay employés ñu xamante dañ la ci jàppale affaire yooyu noonu. man kese maa commencé woon mais au fur et à mesure ñuy dem suñu waa kër yi ñu ngi ci jàpp loo xamee ni si waa kër yi ñëpp ñu ngi ci actuellement benn employé moom moo fi nekk te loolu li ko waral sax mooy cadre bi ñu nekk la ak espace bi ñu nekk cadre bi ñu nekk ak espace bi ñu nekk mayuma possibilité ma enrôler le maximum de personnes ndax suñu ambition yëpp loolu la. maa liggéey bi ak ndimbal bi ni muy demee ndax yow fii nii yaa financé fii wala maanaam nu muy demee daal si matériels yi affaire parce que gis nañ fi ay machines yi couveuses yi gis nañ yeneen ginaar yu bëri fii nii ak yooyu noonu nu muy demee. côté matériel bi tout au début ce que l'on appelle le poulailler mobile moom la ñu GIZ joxoon jox ñu poulailler mobile jox ñu ay batterie jox ñu ay panneau solaire jox ñu couveuse automatique. couveuse automatique bu ñu ko waxee comme sànq li ma wax sànq ci production de poulet amélioré yi poulet yi ñoom dañuy nen bu ñu nenee maanaam ñu dañuy ramasser nen yi au lieu que ginaar bi di ko bóof production bi mën na yéex dañuy jël directement daal di dugal ci couveuse bi boo fa defee 21 jours mu daal di toj matériel boobu la ñu GIZ joxoon jox ñu 20 poules ak ay des coqs de race. léegi ginaar yi bu ñu nenee ci couveuse bi lay def te solaire bi moo koy dawal bu ñu tojee ma dugal sama poussinière ci samay kees Jakarta daal di dugal bu ñu fa defee 2 semaines ma wàcce leen kon matériel bi noonu la demee loolu li concerné ginaar yi la. de l'autre côté nag wax naa la man agriculture au sens large lay def damay def élevage damay bay damay yar poulet de chair yi damay def ay kaay lëf de kaay daanaka baax na ci santé te dama koy def waaye wax naa ko sànq maa leen ko doon wan waaye ce sont des oies gardiens fii peut-être amaguma employé boo xamee ne si dama ko fiy teg mu doon comme vigile wala nangam te buñ demee ba toll fa tamit bu entreprise bi yokkee bëgg nañ ko am mais actuellement c'est mes gardiens ce sont mes oies. donc fii nii lan moo nekk jafe-jafe liggéey bi. voilà jafe-jafe yi daanaka élage da nga ko wax mooy par rapport ak espace sunu premier jafe-jafe mooy espace wax naa la ñun bu ñu amoon espace dinañ investir te dinañ employer mais actuellement au Sénégal man waxuma sax mais particulièrement damay wax depuis 2014 ak léegi ñu ngi wut surface boo xam ne si mën nañ ko aménager daal di ci bay daal di ci def sunu activité mais espace boobu noonu moo difficile pour am ko ndax procédure bi ni nga koy amee c'est au niveau des communautés rurales te attribution lay doon wala permis d'occupation d'occuper suuf boobu loolu nag daanaka pour nga am ko day métti boo amul link nga am koo fa xam wala nga am branlon attribution yooyu noonu day jafe. yow la ngay wax jeunes yoo xamante bëgg nañ lancer wu ci wàllum entrepreneuriat dans l'ensemble. loolu daanaka ndeysaan je remercie sama nit ki muy Jibi bi muy ñëw ci man bi ñu ñëwee bi ñu waxtaanee dama ko wax ñaari wax dama ne ko lii fekk nga ma ñu ngi liggéey nekk naa ci depuis des années waaye sama yéene mooy xaw ma foo mës a jaar mais nga gën a concentré wu ci liggéey bi ndax mën na la apporter lu bari boo gisee bu may liggéey ak moom lu ñuy def man ak moom ñoo koy defandoo rien que pour mu xam ko nag dama ne ko ëllëg mën nga dem ba ñu si yore sa entreprise bu bopp li ma fiy def fii yëpp muy ci ginaar yi muy ci xar yi muy ci kaay yi muy ci oie muy ci mbay mi muy ci lu mu mënti doon da nga dem nga si da nga xam ne lii jàng nga ko fa mën nga ko te mën nga demal sa bopp te man sama ambition mooy loolu. léegi yow dañuy wax tuuti ci côté jaay bi ak côté commande yi ni muy demee ak bu dee day am livraison ou pas. waaw commande yi ñun dañuy liggéey ak suñuy clients rek clients yi restaurant yi nekk biir Tamba la xawsa yi la particulier yi nekk fii la voilà ak yenn hôtel yi fi nekk
leneen li ci intéressant maanaam léegi nii yamatuñ sax biir Tamba amaana Dakar moo ñu doon jox mais actuellement suñu production presque moitié bi léegi nii ñu ngi koy jaayee Mbour ak Dakar. léegi ku bëgg a ñëw jënd ginaar wala ku bëgg a contacter Samba pour yenn information wala yeneen ak yeneen di nga mën a joxe sa coordonnée. coordonnées yi fii maa ngi dëkk Saare Gileel près de la pharmacie Saare Gileel moom benn la rek la moom ak kër gi ñoo takkaloo boo ñëwee da nga gis tableau bi affiche bi da nga ko fa gis numéro bi 76 la 406 21 26 moom mooy numéro bi heure buñ ci wootee buñ soxlaa livraison à domicile sax dañ koy def boo commandé ñu indil la. merci beaucoup mbokki internet ñoo ko dëggandoo te ñoo ko gisandoo Samba ngi nii donc joxe na coordonnée képp ku bëgg ginaar te prix yomb na te neex na te di ngeen lekk ginaar bu VIP ngeen VIP seen biir kër waa kay jërëjëf ba beneen incha allahu rabbi. ñoo ngi jaajëfal El Hadj bu baax moom mi ñu demaloon fële ca Saare Gileel ci benn jeune entrepreneur kooku di Samba Niang mi nga xamante ne dafa jàng ba am ay diplôme am te xaarul kenn ci lenn ibi entreprise nag di yëngatu ci wàllum élevage ba embauché ay jeunes yi nga xamante ne dañ koy liggéeyal mu leen di fay kon nag sama gars yi nañ booloo dem liggéey rek a wóor su ko defee ñu dem ci suñu rubrique Ree ba tas àndoon seeg Siste Mariama ak Ibou ñoom ñu demaloon fële ca dépôt ci groupe No Stress ñu dem seeti élément bi te ñëwaat. salaamaaleykum maa ngi nuyu gars yi di nuyu jotaay bi yëpp what's up man suma gars yi sinon yéen a cool ah nice mais nu caam bi tegoon nag baay. tey ñu ngi fii biir quartier dépôt ñoo xool ay boo yoo xam ne que moom boo yu pare boo yu mën lu ñuy def di leen romb di leen gis ngeen di def ay affaires yu nice ba si biir internet bi sax te tey am plaisir ñëw seet si leen man loolu daf may neex moo tax tey sama première émission ne mu ñëw seet si booy dépôt di la bàyyi nga présenté wu woon gars yi sa talent ndaxte affaire yi moom bàyyi yaa ngi gën a ñëw ça va yaa ngi si jàmm. What's poppin? How are you feel? Temps moom angale laay dóor ndaxte temps Gambie laa jógee semaine passée mooy loolu virus angale baa ma dugg sinon naka waar xaw nañ tiit nag ak si seen duggaay bi gaañ mooy loolu mais dara dañ koy gérer comme dab rek yëngal ambiance ndaxte ñun loolu lañ xam quoi xamuñu xuloo xamuñu xeex toog mbégte waxtaan yaa ma gën a noow. what's up frère comme ni nga ko waxee ambiance kon tey du yomb bu naree yomb moom ñu dañuy bàyyi lépp dem suñu yoon waaw di bàyyi copain bii nii présenté boppam sinon ça va grave yaa ngi si jàmm. yes maa leen di bëggee di leen jaajëfal yéen waa Weli di leen sant di leen gërëm bi ngeen bàyyi ñëpp ñëw si ñun comme sama bro nu mu ko waxee rek keroog lañ jógee Gambie sax bu ñu yegee yàggul mooy loolu moo tax ma naa leen how are you are fine. yes I'm fine. you are good. so money. ok nice. ok Zeres. ñu ngi fii si seen rubrique Ree ba tas comme Ibou nu mu ko defee woon bàyyi ma bàyyi ñu si des ñu présenté wu. te tey nag wax dëgg yàlla bëggoon naa ñu waxtaan si histoire bi parce que chef yow moom da nga maa yéem te li ma leen nar a laaj nii moom xam naa bés bu nee cëpp bi dépôt non nous tous on finira mal ah wóor na yàlla wax laa lay wax ni mais yaa ngi fàttaliku sa éléphant bi nga doon ci fii nii affaire éléphant bi màgg na wala màggul quoi man loolu laa bëgg tey mbokk internet yi jot si s'il te plaît. ndax màgg na quoi non loolu histoire bu con la en fait xam nga boo ñu nekk booy genre dañoo tàmmoon wëri côté Faraba ak yooyu di dem wëri di def n'importe quoi si biir àll bi léegi dafa amoon sama benn bro Pape Seydou lañ koy wax moom nag moom ma gën a jaay affaire ndax moom gëm na ma ba topp ma dem xool léegi dama ko fekkoon mi ngi toog si boppu koñ bi léegi man dama fekk ay mbaamu xuy ndaw fekk booy laa fekk ay mbaamu xuy ndaw toog ma ñëw fekk Pape Seydou mi ngi toog ma ne ko Pape Seydou gis naa éléphant bu daw ci faro bi mu ne ma éléphant mu ne ñu dem xool ma ne ko ayo ñu dem léegi buñ demee foofu mu tiim mbaamu xuy mu ne ma lii éléphant li mbaamu xuy la ma ne ko déedéet li éléphant la mu wax ma ne ko léegi gëmal li nga gëm ma gëm li ma gëm. yaa frère loolu moom dëgg la quoi mbégte la foo la te éléphant bi war na gën leen mu këpp yaa ma gën a nëw. waaw di ñëw si suñ beneen élément bi wuri ba lañ koy wooye booy bu xam tamit lu muy def yaa ma gën a nëw di la laaj tamit yow sa biir live quoi ba nga nekkee booy lan moo la gënoon marqué. ñaaki bi boobu ay yàmm la woon fekk na temps ay boole ñuy jàng daara ba sëñ ba yónni ñu pour dem damm ji yat man maa dem ba si garab ba di damm nekk man xaw ma woon garab ba am na ay yàmm nag te xaw ma yàmm yi mat na ma benn ma ne non xaaral ma insisté mun naa damm yóbbul sëriñ bi mu ñëwaat ma beneen ma ne lii du caaxaan mu amaat ma beneen ma daw ba sëriñ ba laajte ma lan la ma ne ko ay yàmm ñoo ma doon mat si lañ indee nag tuur boobu di ma ne ay monsieur ñaaki dul jeex si yëg ko di ñëwaat si suñu élément bi Maridian bëggoon rek nga léebal ma benn léeb boo xam ne que tey boo ma ko léebalee tey dina daw partout quoi la ñaan rek benn léeb bu neex.
waaye léegi dina xaw critique de waaw bu ma leen di jox moom mooy ñetti président yi la woon quoi mooy Joe Biden Emmanuel Macron waaw ak Macky Sall waaw ñoom daal gars dañoo demoon réunion xam nga ban dëkk gars ay fii léegi bu ñu réunion ba pare léegi heure ñibbi si jot quoi mais avion bi dafa daw ba réer kenn sibul nu mu fa demee xam nga pilote bi dafa dof xam nu mu fa demee waaw avion bi réer léegi Joe Biden nee na moom xam na lu muy xamee dëkkam nee na moom gis na fa benn monument boo xamante ni monument bi gudd na quoi bu gisee loolu war na xamee dëkkam léegi avion bi daal dafa wër ba sa waay seen monument bi mu ne ko na ko wàccee fii dëkkam la sa waay wàcc mu des Macron ak Macky Sall si oto bi si avion bi Macron tamit nee na ko moom xamee na Tour Eiffel bi bu gisee Tour Eiffel bi mun na wàcc sa waay tamit wër ba sonn ñu gis Tour Eiffel bi mu wàcc mu des Macky Sall daal moom daal monument de la Renaissance la am monument de la Renaissance toll foo xam ne mooy loolu si lañ commencé wër nañ ba sonn depuis 14h ba 17h ñu ngi wër gisuñu Macky Sall nee na moom am na benn solution quoi fekk mu ngi yor benn 200 si poosam si la ne pilote bi na wàcc tuuti na jógee si air bi wàcc waaye sa waaye dafa génne 200 bi sànni si kaw capté gis 150 mu ne wàcce ma maa ngi Colobane gars yi tafu nañ fukki dërëm bi yàgg na. jaajëf frère mais kon mag yi ngi Colobane quoi 200 bi la xamee ni que moom mu ngi Colobane waaw parce que Colobane gars yi dañuy tafu quoi yaa ma gën a naw waaw di ñëwaat ci suñu beneen élément bi Cheikh Faye borom éléphant bi di la ñaan nga même benn lébu neex dafa mel ni sa gan moom yaa ma gën a naw moom mu ngi Colobane xam nga foo ñuy yóbbu nag yow. man du ma sori nag man fii laay des quoi dafa amoon benn sàcc bi moom da doon dugg ci kër jàmbur yi di sàcc rek ba benn jour nag yàlla seytaane ruux ko ba mu tëb mu dugg ci gaale boo xam ne ñooñ dañuy tërën rek ay ñoo xam ne weñ rek léegi ñooñu si côté miir bi la ñuy tërënee quoi sàcc bi moo tëb rek yem si gaa yooyu rek toog tourné gis ay weñ ñii di yëkkati weñ ñi ceene mu toog rek gaa yi xel li premier may ko mu naan gaa yi xel li deuxième may ko mu naan gaa yi xel li troisième ñu may ko mu naan ba minuit jot rek mu ne gars yi wax leen si man bokk mi ngi guddi de. mu ne wax leen si man bokk mi ngi guddi de. mais fii neex na non waaw di ñëw si suñu élément wuri ba mais ñu benn léeb rek léeb bu ndaw xam nga parce que moom fii moom neex na te demaguñ fenn. li nga laaj ci lii nag dinaa xaw a métti tuuti mais 11h léeb nga wax. bàyyi ma dem si maçon ya. benn paa la woon paa moom tabax ret lay def paa bi tabax ret paa bi moom kay foo ko sanc tabax bu rafet lay def tabax bu set moom tabax kay moom dëkk bi yëpp moo leen dàkk paa bi nag la moo si gën a bon sareetam la yor ak mbaam si suba bu xëyee wadd na mbaam ba daw ba fu muy tabax wiccam mu teg mbaam bi nekk si kaw heure am wàcc bu jotee mu cëppeelu si mbaam bi képp dellu na dëkk ba du xaar sax sangu du xaar def dara paa bi tàmm loolu ba benn jour mu ñëw ñu jox ko sanc si biir àll ba paa bi moo la tegal mbaam bi si suufu sànce bi moo ngi wicceem paa bi moo pare cëppeelu nekk xamul ne gaynde ba jaar na fa lekk na mbaam ba toog di ko xaar daa wàcc si gaynde ba mu tourné xam ne fii amatul solution moo gaynde bi ñuy ànd gaynde bi jëmale nag dëkk ba ñoom dem nañ dëkk ba moo paa bi 3 jours paa baa ngi si kaw gaynde bi ñoo ngi ànd rek mais jabar paa bi mu ne ko waa papa doo wàcc léegi mu ne ça dépend si Njaay de parce que Njaay mooy gaynde Njaay quoi waa di jaajëfal gars yi waaw Serigne mais sang ba léegi bañ toogee sang ba léegi gars yi maa ngi dégg ñu naan Sidi Diop mais man bëggoon naa nga expliquer ma Sidi Diop bi nu mu fa demee quoi jour concert bi en fait commencement bi di début au fin li nga fa jëlee quoi ak naka rek métit bi nga fa am quoi yaa ma gën a nëw. bon naa la ko nettali mais affaire bu garaaw la billaay affaire bu yéeme bu ma marqué la quoi en fait concert Sidi Diop dama ko yàgg préparé léegi nag gars yi di dem minuit man ma dem 22h. non yow minuit. gars yi ñëwaguñ sax mais man dama dem juste pour jël place nekk ci kanam xam nga concert moom man loolu laa ci bëgg dem ba ci kanam nag jege policiers yi sax dañ ma doon xool sax dañ ma yërëm sax cas bi dafa garaaw boy. noonu la demee kay. concert bi commencé nag ambiance bi commencé ma kontaan bëgg sama téléphone nag ma teg ko nii tuuti ma xool heure
ambiance bu mu commencé gën a neex fàtte naa téléphone bi après koor gi après la moo ci tegu réew bi dina daanu. réew bi bu muy daanu nag sama téléphone fa la daanu téléphone bi daanu sa waay man amuma lu may xalaat lu dul sama booy bu ma doon doxaan bi booy bu bees tak ndeysaan. numéro bi parkerisé moo ko ma def ko si téléphone bi nag sa waay nelaw ma guddi bi ba 6 heures comme ça mu ne ma léegi xam nga nu ñu def maire bi mu ne ma léegi demal garage fii nii ancien garage wetu pharmacien bi kër bi ngay njëkk a jot foofu mooy kër Sidi Diop ma ne ko maam loolu ànduma ci mu ne dégg la demal foofu rek boo demee foofu da ngay fekk yaayam foofu noonu ma gisaale Sidi Diop itam noonu ma ne non lii du dëgg ma dugg dajeeg maire bi gis naa Sidi Diop ma mel ni ku gisul Sidi ku xamul Sidi Diop nag ma mel ni benn waya quoi ma ne maire nag sa waa na ngeen def yow yaay Sabu Jara mu ne waaw ma ne ko maam Ami Kaba moo ma yónni quoi mu ne nga ñëw foofu léegi dala soxla maire mu ne ma non loolu moom mënul nekk gis nga nii maa ngi togg gan yi laay toggal te dañuy ñibbi lundi suba mu ne léegi xam nga nu ñuy def jëla sama numéro boo demee nga woo ma ne ko maire wax dëgg yàlla sama téléphone dañ ko sàcc concert Sidi Diop bi def semblant quoi wax loolu noonu léegi nag Sidi Diop fekkee muy tëdd noonu ci lal bi arrière na tuuti tëdd ci lal bi muy connecté léegi mu déggee ni concert téléphone bi dañ ko sàcc concert Sidi Diop mu ne ma yëkkati boppam nii la ma def nii ay waay booy masa waay booy ba léegi loolu moo nekk sama bopp ni ba léegi mënu ma ko nettali loolu rek yéen a ma poussé sax kon yow Sidi Diop loolu rek la wax. loolu la ma mais leen laa lay laaj bu doon Wally Seck tey exemple nu muy demee. doon Wally mu yóbbu ma ci biir salle bi d'abord dalal ma mu taalal ma télé ma seetaan jox ma ndew sedd guy xam naa loolu tegal ma ginaar damay lekk ba suur ba pare mu ne ma booy sa xel dal na ma ne ko waaw mu indil ma iPhone 13. ndeysaan bu doon Wally la. waaw mais Sidi Diop. waaw mais Serigne Ndiaye si kii ndigaale si téléphone. xam nga lébu ne benn lébu ndaw léb bi moom benn élève boo xam ne ni laar na comme man bëgg ñu jàng dawkat jàng laa xam nga si dara mais bëggul jàng élève boobu bëgg na élève boobu xam li problème mënul jàng mais bëgg na ko moom fa la wut ak man quoi man damay daw bëgguma ko dafa bëgg jàng te mënul saa yi demee école def bêtise saa yi ñëwee def bêtise léegi nag primaire la léegi inspecteur dafa nar a ñëw si classe bi nag xool professeur bi nu muy defee cours am léegi nag monsieur bi bàyyi ba comme benn soir la mardi si ngoon la nii monsieur bi nee na dem gis élève bi Modou la tudd mun ko Modou école amul tey dégg nga bul ñëw Modou nee ko mbaana Modou génn nii di foo ngoon mi nii di foo nii gis waa classe am dem école mais yéen da ngeen def rek monsieur nee na école amul suba école amul tey si ngoon amul gars yi ne ko monsieur dafa bëggul nga ñëw parce que yoo xamoo dara soo ñëwee da ngay yàq classe bi mu ne élève bi daw dugg seen kër axas placé ka mi sol yéreem daw école ba maître bu mu seenee Modou dugg sa école bi fii tam toogagul mu ne fii tam rës na d'abord ba pare ñëw toog nii ñëpp toog inspecteur ñëw inspecteur balaa sa di dugg pare bi jël na Modou yóbbu ko si ginnaaw mu ne Modou na def si ginnaaw léegi Modou dama toog tey si ginnaaw tey bu toog si kanam toog si ginnaaw parce que mu yaakaar naa ne inspecteur su ñëwee si bureau prof lay toog inspecteur mi ñëw dem toog si ginnaaw mu ne inspecteur toogal fii inspecteur na ko no baa ma toog si ginnaaw suivre leen loolu defee seen cours ñu dem toog si ginnaaw moom Modou nag xoolal ñu dend professeur bu posé question mu ne ko qu'est-ce que veut dire phare xam ngeen phare muy si oto phare mamel xam ngeen phare élèves yëpp noppi xoolal élèves yëpp noppi professeur di jéem a expliquer phare vous connaissez pas une phare di def ay exemple quoi di wone di day nii xoolal ñëpp ñu ngi noppi Modou jug monsieur kay na ko xoolal ñëpp noppi monsieur bi di déema ne Modou phare prof bi monsieur Modou téye foofu monsieur moi inspecteur gestu gis Modou gis classe ñëpp noppi donc mais intruse la le projet ba tey mu ngi téye rek phare Modou phare mais xoolal inspecteur mu ne ko intruse lui xoolal monsieur bi ne Modou toi réponds mu ne ko monsieur mes phares sont là. waaw kay lii lañ leen andiloon tey si seen rubrique ree ba tas di leen jox dig daje à la prochaine incha allah di nuyu yéen ñëpp ciao bye bisous. di leen jaajëfal di leen remercier tamit si nangu bi ngeen ñu nangul lii nii xam nga kontaan nañ trop di leen naan Wely TV mu ngi fii pour yéen saa yu ñu soxla si yeneen anaf si yeneen dem si yeneen ànd yu yàgg ñun ñu ngi fii nii
avec l'équipe de Weli TV tout est possible di jaajëfal tamit sama caméraman bu ñaawul bi Gora le golden boy de sa génération mën lu muy def xam lu muy def Tata Ngone yow après am nañ li ñuy teg di nuyu tamit Awa sama jigéen ju baax yi di nuyu tamit waa def feeku xam nga yaa ngi gën a noonu ñoom El Hadj Sanji Gora di nuyu gars yëpp kontaan nañu. sama gars yi loolu lañ leen indiloon ci rubrique Ree ba tas àndoon seeg Sista Mariama ak Ibou ñoo ñu demaloon fële ca dépôt si groupe No Stress foofu de ree nañ ba tas waa ji nee na Sidi Diop ba mu wooyee ne après koor gi réew mi dina daanu réew mi ba muy daanu moom téléphone am dafa daanu waale kon nag sama gars yi lii lañ leen indiloon ci seen émission ëttu ndaw ñi ñu leen jox dig daje ci beneen numéro incha allah.